nuyu naa la di la ziar Fatou Kiné Deme. dellu ziar bu baax a baax Papa Abdoulaye Der ni nga ko waxee rek waaw ba nga. la ca gën a fës Papa Abdoulaye Der jàppal ni tey jilee bokk na ci kër gi ñu duppee nag Sen'Eau moom moo fas yéene kon yore ak toppatoo lépp lu soxal wàllu ndox mi fii nag ci Sénégal waaye jàppale nit ka jiite kër googu Jani Arnar la ñu koy wax mooy directrice générale ba li ñu bëgg nag mooy fexe rek ba kër googu daal di matale ci wàllu ndox mu sell ci wàllu ndox mu doyit waaye la muy bàkkoo tamit mooy Sen'Eau doon royuwaay ci Afrique beneen ponk ci biir xibaar yi képp koo xamante ne dangaa sàkkooti doomu aadama mbaa sax nga sàkku ab tout tànk ba mooy nag daañu la tëj fukki atu kaso jàpp ñaar fukki at bu dee nag ka nga sàkku dafa doon koo xamante ne xel ma neexul mbaa mu doon koo xamante ne nii nag dafa rek laago boo moyul giiru dund la ñu lay tëj loolu nag mooy charte bu yees bi jëm ci wàllu criminalisation wàllu viol tey ñu doon ko rek kon daal di wote ca adopté ca assemblée nationale député yi nag am ci yaakaar bu baax a baax daanu addu tamit ci sénégalais yi xaar ci président Macky Sall ci discours à la nation bi muy baaxoo di def saa yi nag am at rek di ndax képp ndax ëllëg 31 décembre mooy nag ndar képp atum 2019 sénégalais yi nag li ñuy xaar ci moom mooy ay leeral ñeeral yokkuteg courant bi xëyub ndaw ñi ba ci troisième mandat bi boucher yi nekk ci diwaanu Ndar nag ñu nga yëglu ëllëg daañu fas yéene banque seen yoxoo ci liggéey bi ndax nee nañ dinañ dem ba juróomi fan ci weeru janvier ndax seeraas boobu ñu war a jëlee ji yàpp seeraas ba nag dafa sori lool ñu ne tey bu ñu soxlaa rek yàpp daanaka booy xool daanu toog lu toll ci maanaam ay waxtu yu bëree bëri lu ci mel ni fukki waxtu ak ñeent ngir mën a jotee ci ndawal mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxeer la tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dal nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu doore ko rek ak kër gi ñu duppee Sen'Eau nag moo fas yéene toppatoo lépp la soxal wàllu ndox mi fii ci Sénégal kër googu nag daal di bànkaasoo ci Suez Group ki ñu naan nag Jani Arnal moom mooy kon njiit lu yees li liñ ci jublu nag mooy fexe baskanu Sénégal mën a jotee ci ndox mu sell waaye tamit ci ndox mu doy la ñu bëgg tamit mooy fexe rek doon roywaay ci Afrique du ñàkk ñu jël si ci ak Pafara ñing lu soxal wàllug sàkkuteef nag ak ni ma ko waxee woon ci ponk yi ku ko defate nag maanaam ku sàkku nit mbaa sax li ñu naan sàkkub xale daañu la tëj fukki atu kaso jàpp ñaar fukki at bu dee nag kan ko def dafa doon koo xamante ne xel ma neexul mbaa tout tànk la loolee mën nañ la caa tëj sa giiru dund mooy charte bu yees bi ñu daal di adopté tey jilee ci assemblée nationale député yi nag di ko rafetlu bu baax a baax waaye li ñu jiital rek mooy waajur yi noonu gën a toppatoo ak gën a sàmm xale yi Mouhamed Samb Youssou Baro moo fa teewoon loolu it du ñàkk ñu am ko laata xibaar yi di jeex Sénégalais yi nag ëllëg ñi ngi xaar ci président Macky Sall ay leeral muy nag discours à la nation bi muy baaxoo di def at mu ne bu ñu yeggee rek ci 31 décembre la ñuy xaar ci moom nag mooy yokkute courant gi na ci wax xëyub ndaw ñi naka noonu ba ci nag ñetteelu mandat bi ñu naan mi ngi koy ruumandaan am déet ñenn ci Sénégalais yëkkatee kàddu dénk ko Cheikh Diop. li ñuy xaar ci discours bi je pense que comme sénégalais yëpp en tout cas ñi ci ëpp mooy mu aborder véritable problématique yi nga xamante ni ñu population yi ñu ngi koy jànkuwanteeg. mu bañ a nekk daal un discours bilan mu nekk discours boo xamante ne nii day ñëw wax ci wàllu xëyu ndaw yi donc mu apporter ñu ci ay réponses et puis mu waxal ñu aussi si mbiru augmentation électricité bi ñu yokku temps yi yëpp mu lëmbe réew mi. c'est normal que demain moom wax ñu lu leer a leer ba xam moom day demander troisième mandat wala day rester sur les deux mandats. donc Sénégalais yeeg seen i gis-gis Ousmane Sonko nag dalal na kuréel gi di ñoo lànk ñoo bañ tey ci suba moom jiital nag Pastef fas yéene rek kon gunge kuréel googe fas yéene xàccandoo ak ñoom dóorandoo ndax la mu ci jublu tamit mooy fexe rek ba ñu gën a xamante waaye tamit ñu xam xeex bi ñu xeex ci yenn anam la ñu koy tëralee ñu teewlu ay kàddoom ci micro Alassane Ba. dama ko waxoon ci njëlbeen yàgg na ne dinañu seetaan nag sàggan ba fal Macky Sall waaye juróomi at yi di néew dina métti trop ci Sénégalais yi moom mu dellu si taxaw keroog ne 2020 va tànge ci olof daal mooy 2020 dina tar kon ñu xam ni courant bi lenn lu ndaw rek la woon ci mbir mi waaye yokk bi commencé na bu yàgg
ci yeneen denrée yoo xam ne peut-être bàyyiwuñ ci woon xel te dina gën a continuer di yokku. kon su amee ay Sénégalais yoo xam ne mënoon nañu toog ni ñëpp parce que ñii ma fi gis ñëpp nag wax dëgg yàlla suñu yokkee dina métti ci ñoom waaye am nañu lu ñu fayee. jàpp naa ni bëgg réew mi moo tax ñu koy def kon loolu mënuñu lu dul di leen ci jaajëfal di leen feddali suñu participation ci lépp lu ñuy def ndax dama wax léegi ni Pastef en tant que parti politique ñun bu ñuy door sax dañ ne woon ñun nous sommes un parti politique citoyen. formalité rek la woon pour li nga xam ne ñu ngi koy liggéey ñu waxtaan ci ba gën a diisoo gën a dëppale ci méthode ak ci ni ñu war a doxalee mais ñoom xam nañu déjà que Pastef moom mosul génnee loxoom ci mbir mi. syndicat bi di SAES ëmb jàngalekat yi fare ci daara yu kawe yi ñoom nag amal nañu ni ki tey ci altine ji bennub ndaje doon ca waxtaanee jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci daara yu kawe yi waaye tamit li ñu gis ci atum 2019 mu mel ni seen i jafe-jafe ba nëga ni kenn taxawu ci ak bachelier yu yees yooyu nga xamante ne ay jafe-jafe am na ci wàllug orientation dañ ci ànd ak Cheikh Diop ak Diafara Ba. ñu amaloon ko ngir rek li nga xam ne moom moo di inscription yu nouveau bachelier yi nag daal di jaar ci yoon te du am benn jafe-jafe Campusen jamono yi nag Campusen mu mel ni daal dañ ci boole yeneen yu ci bokkul ba tax li lay jur ay jafe-jafe ci li nga xam ne rek moom moo di inscription yu nouveau bachelier yi. loolee waree itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di coordonnateur yu différentes sections bu SAES nag daal di addu ci wàllu wi. dafa am benn commission boo xam ne dañ ko mettre en place muy commission boobu nag ki ko jiite mooy directeur général enseignement supérieur ñu gis ni nam ci doxalee dañoo jàpp ne du noonu ndax commission dafa am ñoo ko seqal donc ci wàllu orientation ñu gis ni dafa tëju ci biir bureau rek nu bare mu doxalee ko ci ni mu ko neexee alors te loolu nag dañuy jàpp ni du mbirum kilifa dañ koy ñaawlu bu baax a baax a baax a baax. beneen ab question boo xamante ni rek daal nañ koy addu syndicat autonome de l'enseignement supérieur di sàkku ñu gën a saytuwaat li nga xam ne moom moo di loi bi ñu jagleeloon bonne gouvernance ci li nga xam ne moom moo di université publique yi nekk fii ci réew bu Sénégal. yi nga xamee ni moom mooy permettre université di dox loolu également dañ ci am jafe-jafe ak nguur gi ndax loi dañ ko wote depuis 2015 loi boobu moo tënk bépp ndoxalin boo xamee ni moom la université war a doxal mais dañu gis ni loi boobu pour que mu mën a dox il faut que mu am décret d'application yi mu àndal ñoom la ñu war a jël ñu gis ni décret d'application yi ñoo ngi ci ginnaawam di ko xeex depuis lu man ñeenti at a ngi nii. lu tolloog juróom-ñetti weer nag SAES di xaar li nga xam ne moom moo di fonds de solidarité sociale yi ba tey ñi nga xam ne ñoom ñoo di jàngalekat yi li di ko laajte. nag jaaduwul te dañ jàpp ni la ci wax incha allah rabi ñun daañu ci jël suñu matuwaay pour que loolu ñu corriger ko. ay ponk yu bari nag daal nañ koy waxtaanee syndicat autonome de l'enseignement supérieur di sàkku ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo féete ci nguur gi ñu ñëw ak ñoom ci ay ndimbal ci yenn ñi nga xam ne rek moom moo di seen ay jafe-jafe ndax ñi lee jàpp nañ ne lii rek mën a tax li nga xam ne moom moo di année universitaire bi mën a am ci ak dal. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Cheikh Diop liggéeykat yi nekk ca Sonacos bu Njaareem xëy nañu daal di amal rek ab toogaayu ñaxtu nag di naqarlu kon campagne njaayum gerte baak na mu tëddee ñu ne nag kilifa yi daal ñu ngi seetaan lu bare bari ndax ba fii ñuy wax ak yéen amuñu benn doomu gerte boo xamante ne jot nañu ko ba tax na nag ñu ngi sàkku daal ci kilifa yi lu soxal wàllug taxi yi nag ñu fexe ba indiwaat ko. Thiembay Ndiaye moom mooy secrétaire général bu liggéeykat yu Sonacos section Njaareem ñu teewlu ko ak Babacar Diouf. génn taxaw di laaj loo xam ne du lu dul seen droit mooy liggéey te liggéey boobu ñuy laaj seen gouvernement lañ koy laaj parce que dañu nekk ci usine boo xam ne matière première lay dunde mooy gerte bu amul gerte du liggéey te bu liggéeyul ñi ci waroon liggéey dañ leen di dàq tout simplement parce que ku ñu arrêté sa contrat mooy dàq nañ la ndax day leen jëlaat déwén yàlla moom moo xam. donc ñoom lu ñuy laaj mooy li am ci Sénégal ren bëri gerte bëriwul. donc ñun ñu gis ne boobaak léegi weer a ngi nii ñun ñu ngi xaar gerte gi ñëw ci loo xam ne waxtu bi tey waroon na fekk ñu am lu jege fukki junniy tonnes amaguñ sax juróomu téeméeri tonnes te ku ne xam na ne loolu mënut a sotti usine boo xam ne bés bu jot dafay xëy war a consommer lu ëpp téeméeri tonnes weer mënul am lu dul juróomi téeméeri tonnes ci 25000 ñaar fukki junni ak juróom yi mu war a jënd loolu moo leen jaaxal tiital leen. beneen bi ci des mooy exportation bi dañ bàyyi ñuy exporter ñu dem jënd ci fu leen neex ba pare taxe bi ñu ci doon teg sax muy doon ñoom lu ñu contribuer ñu teggi ko
loolu moo tax ñoom 40 francs yooyu ñu leen teggil par kilo yi ñu dindi ñoom moom la ñuy tegal ca biti ñële su ko defee ñun dootuñu mën a jot gerte gi ñun 210 yi ñuy jaayee ñoom taxe bi ñu leen teggil mooy 40 francs moom lañ ciy teg muy 250 ñun ñu toog loolu nag moo mënul sotti ñoom dañu war a fay taxe encore que taxe boobu buñ koy fay day fekk ñu bay lu doy ci réew mi bu ñu bayee lu doy su ko defee industrie am gerte mun a dox ñi exporté ku nekk gis boppam ci affaire bi. wax naa ko sànq ci ponk xibaar yi muy jaaykatu ndawal yi nekk nag ca diwaanu Ndar Géej ñoom ña nga yëglu dañu fas yéene banque seen yoxo ci seen liggéey boobee lu ko tàmbali nag ëllëg lay doon ba juróomi fan ci weeru janvier ndax seeraas boobu ñuy jëlee ndawal dafa sori daañu dox ñaar fukki kilomètre ak juróom-ñett laata ñu fa yegg te bu ñu demee tamit laata ñu jot ndawal faaw rek ñu xaar fukki waxtu ak ñeent ñu ne loolu mënatuñu koo dégg Ousseynou Diop Abib Seck. boucher yi nekk ci diwaanu Ndar Géej mer ba futti la ñu def banque seeni loxo ni jafe-jafe ba ñuy dund jamono jile la ñu bëgg ñu teggi leen ko ndawal bi nga xamante moom la ñuy jaay léegi fan koy jëlee digganteem ak Ndar toll na ci ñaar fukk ak juróom-ñetti ci ay kilomètres ñu ne nag loolee la ñu bëgg mu dakk dañuy xëyee fii depuis 1 heure du matin di liggéey suñuy bagage indi ko fii balaa ñuy jot yàpp bi presque ay 2 heures 3 heures kooku mënatul liggéey noonu daal côté bu nekk dem nañ fa ñi nga xamante ne fépp fi nga xamante ne waroon nañ ko fa jooy nañ ko maire bi monsieur le maire Mansour Faye bind nañ ko lettre parce que amoon na la nga xamante ne tey jii nii moom digoon nañu ko waxante woon nañ ko ak ñun monsieur le maire wuy wunu ci ba léegi. ci seen i kàddu ñaar ci ñoom daan nañuy faatu ci diggante Ndar ak Gandon ci dem jëli seen i ndawal ci Seras tax nag ñu ñaan wallu jàpp itam ni jafe-jafe yu mag la ñuy dund jamono jile. léegi nag ñun tey jii li nu metti yëpp dafa bëre sunu liggéey jaaratul yoon Seras bi sore na li nu waxoon ak ñun defuñu si benn ñu ngi nu sacrifié def nañ fi benn choc ba nga xamante ni am na sunu ñaari membre yoo xam ne sunu biir association lañu bokk dañ si wàññeeku. ci yoon bi dañu demoon yóbbu seen ay nag di dellu si def choc ba nga xamante ni noonu la méttee ay millions. ci seen ndaje bi ñu doon amal ak taskatu xibaar yi daan nañuy dank fanaanal fanweeri fan ak benn ci weeru décembre bii la ñuy bank seen i loxo ñu ni duñu jaay ndawal ba juróomi fan ci weeru janvier. 31 bi à partir de demain daan tee suñu loxo Ndar ba mu daj yàpp dootu fi am képp ka nga xamante ne benn place du fi liggéey kenn dootu fi jaay yàpp te décrété nañu bu soobee yàlla fii ba le 5 janvier incha allah yàpp dootu fi. Ndar Géej ak 31 décembre bi ñu jëm boo ma tuul daañu am ay jafe-jafe ndaxte ñoom boucher yi nee nañu du ñu dem benn yoon seen bërëbu jaaykaayu ndawal yi la leen metti mooy Seras bi nga xamante ni dañ ko toxal mu sore leen lool te bala ñuy jot seen i ndawal mu doon lu metti. ñu koy jaajëfalu Seynou Diop ca Koungheul moom jamono ji ñuy wax ak yéen nag ñi nga xamante ne ay responsable lañu parti foofee muy parti farak nag député Fanta Sall ñoom ña nga cay jafe-jafe moo waral sax moom député boobu nag di def kéemtalaay kàttanam ngir ak juboo daal di am ndax la mu gis rek mooy joxante loxo mooy tax nag réewum Sénégal jëm ca kanam mi ngi ko xamle tey bi ñuy amal ab final foofu laay wax ca Koungheul final bi nag soxaloon tournoi bi nga xamante ne moomee lañu ko duppee député bi ñu teewlu ko ak Omar Ndiaye. donc di lancer appel rek comme ni nga ko waxee parce que mbooloo mooy doole aussi te ñun ñii ñëpp bu ñu àndee nekk benn foog naa ne incha allah lépp lu ñu bëgg ci suñu région dinañ ko am aussi région de Kaffrine nekk région boo xam ne région bu bees la création bu bees la tey ñu ngi sant président Macky Sall bu baax parce que li ñu jot am moom moo ñu ko indil mais tey dinañ continuer liggéey bi ba nga xamante ni programme président Macky Sall yi nga xamante ni lancé na ko dinañ ci gën a bénéficier wu région de Kaffrine mais rawatina waa département bu Koungheul te ku ne xam na ne président Macky Sall def na ay jéego yu am solo si département bi ñun dañuy fàttali rek parce que am na liggéey bu am solo bu pare mais am na loo xam ne mu ngi ci yoon bi am na loo xamante ni nag bëgg nañ ñu yokku ko mënul ñàkk parce que lépp mënul xëy sotti moo tax daal loolu ñu ngi ñaan vraiment di sant président Macky Sall mais li fi manqué aussi ñu ngi ñaan pour mu pare parce que dama dëkk ci dëkk bi nekk jigéen nekk ndaw ma gis ne xale yi wax dëgg yàlla jot na ma accompagner leen parce que sport bi la ñu bëgg ma ne naa dugal sama loxo def coupe organiser coupe tournoi muy coupe honorable député Fanta Sall macha allah ñi koy sante yàlla bu baax parce que lii mooy première édition ñi bëgg incha allah def ko chaque année parce que waaw vainqueur 1 million vainqueur 500 000 parce que bi ma koy def dama ne dinaa dugal sama loxo sama soutien dinaa ko dugal ci jeunesse bi loolu moo tax tey ma yokku mise bi def ko 1 million mais bëgg naa yàlla dimbale ma ba chaque année ma yokku ko. ma ngoog dañuy yegg ba fële Guinée Bissau fekk ji fa Barka Ba ma fa teewal télévision Futur Média mu soxalit kon deuxième tour bu woteeg faluk njiitu réew bu Guinée Bissau Barka maa ngi lay nuyu.
maa ngi lay fay Fatou Kiné. Barka nga nekk foofu ni ki démb ba tey ñaareelu tour bi Barka tey lu ñu mën a jàpp tendance wàcc na wala loo ñu ci mën a baaxee rek ci ñaar ñooñu nga xamante ni ñaari candidats yi ñu ngi xëccoo réew bu Guinée Bissau ñu gën ko xam ci Oumaro Sissoko Embalo ak Simon Pereira. waaw ñaari candidats yi ni nga ko waxee Fatou Kiné fu ñu toll nii ñu ngi xayma ku nekk di xool lan nga am ci second tour bi. am na ay chiffres yu bëri yu circulé ku nekk di xëcc sa boor waaye dara amul lu nga xam ne officiel na résultat yu officiel yi fii benn kuréel rek moo am sañ-sañ joxe ko muy seen commission nationale électorale te ñooñu nee nañu mercredi incha allah ci boobu la ñuy àddu ñu doog a joxe résultat yi leneen lu am mooy tey commission CEDEAO bi nekk fii Bissau indi ay saytukat ak waa Union africaine def nañ benn point de presse invité presse bi pour wax ñoom lu ñu gisee élection yi jongante yi liñ ci seetlu ñoom moom mooy mbir mi su lépp continuer nii jaar na yoon amul ay incident woon nañ ñaari candidat yi pour ku ñu gagné mu nangu ne gagné nañ ko mu félicité sa morom et puis joxe assurance que kaaraange bi fii ci Guinée-Bissau force CEDEAO yu fi nekk ak observateur yu fi nekk dañ ci taxaw bu baax a baax pour lépp jaar ci yoon. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax a baax ba ci fàttali Simões Domingos Pereira ak Oumaro Sissoko Embalo di xëccoo rek réew bu Guinée Bissau ñu daal di jàll ci tàggat yaram ci wàllu football ak ballon d'or africain bi nga xamante ne nag daanu ko fas yéene rek kon joxe juróom-ñaari fan ci weeru janvier bi ñu nekk lay doon entraîneur bi nga xamante ne nag moom mooy tàggat kon ñaari finaliste yooyu ñu gën leen xam ci Jürgen Klopp ak Sadio Mané mu mel ni ba nëgë ni daal yéeyagul yàbbi rek ci mbir mi waaye bu ñu sukkandikoo ci Roger Mendy mi nga xamante ne nag nekkoon international bu Sénégal moom jàpp na rek ne Sadio Mané daal wax dëgg neex yàlla mënuñoo xool feneen ndax bu ñu gisee ni muy doxalee fan yi ku ne xam na ni nag ballon d'or bi waree su ko jox kenn ku dul Sadio Mané ñu teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Sadibou Diarra. munoo fi wax benn joueur ne Sénégal boo fiy wax Sénégal ñu lay wax Sadio Mané ku nekk da nga am sa jamono ji jamonoom la dañ ko koy nangul parce que c'est le meilleur et c'est le plus fort te fu mu yóbbu sunu turu dëkk amul benn jour bu ko fa yóbbu donc amul yaakaar da koy gagné man dama taxaw yaakaar moo amul da koy gagné daf koy gagné c'est pas parce que le jox nañ ko ñaari yoon moom war nañ ko jox Sadio Mané non parce qu'il a beaucoup mérité sur le plan individuel et sur le plan collectif. ma ngoog ñu daal di àddu rek ci wàllug basketball ak académie de basket bu bees bi nga xamante ne nag daal di nañ koy rek tëral boo bépp académie nag ñu amal ko ci ndimbalug international espagnol bi fekk baax nag fii ci Sénégal ñu gën ko xam ci Astou Ndour loole nag doon loo xamante ni lim ci jublu rek mooy fexe ba association boobu académie boobu sax laay wax gën a gindi xale yi ci wàllu basket waaye tamit gindi leen ci wàllub njàng ñu daal di koy samp Cheikh Sadi bu Jara ma nga woon foofu ak Amadou Ba. jàng ak tàggat yaram lu yitteel basketteuse bii la di Astou Ndour moom mi dooree basket fii si Jaraaf fas yéene na delloo naar bi xoromam taxawal na académie bu mu jagleel tout tànk yi jaarale ko si association éducation sport. dañoo jug pour jàppale xale yi ñuy def sport en même temps di jàng que ñun condition yu ñu amul woon ñoom ñu mën ko am donc juste que dañuy commencer ci petite catégorie yu tuuti yi âge yoo xam ne day jël 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans dem ci 12 ans ba 13 ans ñu mën leen tàggat ñuy def sport en même temps di jàng. pivot bi nekk jamono jii ci Sky Chicago ca États-Unis d'Amérique ubbil na buntam képp ku bëgg a jàpp ci liggéey bi nga xam ne dénk na ko Pa Amadou Coulibaly mi ko jàngal basket. ñoo jël suñuy propre moyen def ko ci pour ubbi ko mais yaakaar nañu au fur et à mesure bu fekkee am nañu ci bëgg ñëw pour jàpp ci mën na ñëw pour jàppale parce que c'est libre. parce que Pa Coulibaly moom moo waral lépp depuis toute petite moom moo ñu yoroon du ñu tàggat du ñu jàngal des suñu xam-xam avant ñuy dem Espagne donc bu ma ko jëlee jox ko lii war na ma jox ko parce que ku la jàngal ba nga yegg fii yaakaar naa boo ko dénkee dina mën a permettre jàngal yeneen xale yi. Astou Ndour di cadre ci équipe nationale bu Espagne bi jël coupe du monde bii mujj am na yéen a dimbale goney Sénégal bi léppam dooree mbébét bi mooy ay kàngam ci basket génnee ci académie bi.
ngook muy lu am solo Cheikh Sadibou Diarra yow it ñu lay jaajëfal bu baax a baax mbokk yi sant nañu leen gërëm leen bu baax a baax Papa Abdoulaye Der ma delloowaat la lenge yi. jërëjëf Fatou Kiné Deme